ñaari xew-xew ñoo gën a fës ci xibaar yi benn fukk ak juróom-ñaareelu anniversaire suuxu bateau le Joola ca Ziguinchor ñi ñu duppee pupille de la nation ne fukk ak juróom-ñetti at a ngi nii ñuy dund coono ak it naqar dem nañu sax bay sàkku ci njiitu réew mi mu décrété 26 septembre férié fii ci Dakar ñi ci lorule ak seen i njaboot ba tey di sàkku yoon def liggéeyam ci mbir mi ba noppi nag daal di génnee bateau bi ci biir ndox mi ci biir xibaar yi dossier bu mot sëkk ci mbiri Joola bi seedey ñi ci mucc seedey njabootu ñi ci loru ba ci sax reportage bi ñu def ci chaloupe Gorée nga xamante ni suuxu bateau le Joola bi taxul habitude yi changé ba tey am na ñoo xamante ni dañuy jël chaloupe bi bañ a sol ay gilet de sauvetage beneen ab xew-xew bi ci bésub tey ji di dalloo gi ñeel jumaawu Masalikul Jinaan ëllëg la ci àjjuma ji daanaka nag dara desul gannaaw lépp la ñu mobiliser plan de circulation bi ci police def tax yoon ya foofu xat ba ci sax yenn bërëb yi ci Ndakaaru ca résidence Khadimou Rassoul ga ca Colobane xalif bi di wéy di dalal ay taalibe ak it ay kilifa xibaar bi ci réew Georges Déthié Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. ay waloo andi. daañu dem ba ca France foofee Jacques Chirac ma fa newoon président génn na àdduna moom mi nekkoon ñaar fukk ak ñaareelu président bu république bu France mu ngi génn àdduna tey ci suba bi mu amee juróom-ñett fukki at ak juróom-benn ca Côte d'Ivoire moom ñi bokkee ca commission électorale indépendante ba xam nañu leen démb lañ ko siiwal ca conseil des ministres fukki kilifa ak juróom ba ka wuutu fukk ak juróom-ñaar ñoo fa nekkoon liñ nemeeku nag moo di ka ca gën a fës ndax bokku ca moo di Youssouf Bakayoko nekkoon njiit la 2010 ba léegi. yaatal gi ci kanam Georges Déthié Diop Malal Diagne Junior nu ngi lay nuyu. noo ngi la fay Barthélémy. ay waloo andi ñeel tàggat yaram. daan waxtaanee coupe bi war a xewee fële ca réew ba Égypte diggante Zamalek ak waa génération foot foofa mbiijoo ak mbaloo moo fa am la ko waral mooy bés ba ak waxtu na war a amal googee jongante moom moo feewale ñaari kuréel ya daanu waxtaanee wàllub ndorteelu tournoi qualification jeux olympiques ci handball tey ji ci ngoon ca Dakar Arena buñ ca njàmba série ji ci wàllu basketball ak demi-finale retour coupe du Sénégal ci jigéen ñi moo nar doon luñu fas yéene jaatal gi ci kanam lay doon Malal Diagne Junior jërëjëf yéene kaay daañu ci ànd ak Alaaji Assane Gueye gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee fukk ak juróom-ñaareelu anniversaire suuxu bateau le Joola ci njeexitalu xibaar yi lay doon Aliou Ba moo faree ci machine yi. Barthélémy Ngom. 26 septembre 2002 26 septembre 2019 fukk ak juróom-ñaari at a ngi nii bateau le Joola doon suux ci waaxu Gambie yi. mu yeboon nag lu ëpp ñaari junni ay nit ni ñu koy defee at wu nekk tey ji la ñuy màggal fukk ak juróom-ñaareelu anniversaire boobule ci tiis ak it naqar cérémonie officielle bi ñu ngi ko doon amal ca Ziguinchor njiitu ñi nga xamante ne ñoom la ñu duppee les pupilles de la nation sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall mu décrété 26 septembre jour férié ngir rek ñu koy fàttalikoo ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci suuxu bateau le Joola bi ñoom ñooñu di pupilles de la nation bëgg nañu it président de la république gën a baral jéego yi gën a baral ay tànkam rawatina lu ñeel dossier bi ci wàllu yoon ba noppi it bateau bi ñu génnee ko ci ndox mi bëgg nañu sax daje ceeg njiitu réew mi su ko defee ñu waxtaan ceeg moom Suzanne Diatta mooy seen njiit ñu teewlu kook Lamine Ba. dañoo bëgg le 26 septembre président bi def ko jour férié mu décrété ko comme jour férié partout au Sénégal comme ça ñu mën a rendre hommage suñu les gens qui sont morts dans le bateau loolu la ñu bëgg président bi def ñoo ngi ñaan tamit audience directe par intermédiaire si démb si président ñu mën ko wax suñu problème parce que on a beaucoup de problèmes nga xamante ne état bi le président n'est pas au courant dañuy def des fois bind suñu lettre wala suñu demande ñu déposer ko office mais office du ko nar a yóbbu normalement fu mu nar a yegg dañuy foofu lañ koy bàyyi daal ñu def dossier dañ koy classé comme dossier non suivi daal renflouement dañoo bëgg parce que ainsi suñu à chaque fois suñu def suñu anniversaire bateau bi duñu mën a dem ba foofu que par rapport à Kabadio Kantène ak beneen kii lieu bi nga xamante ne kii naufragé yi lañ fa enterré léegi dañoo bëgg nag ñu génnee bateau bi uniquement comme ça à chaque fois suñu mënee dem si yeneen lieux yi pour rendre leen hommage ñu mën a démarrer ci bateau bi comme ça ñi nga xamante ne les gens qui sont non identifiés ñu mën a ñaan pour ñoom daal bëgg nañu justice parce que comme ni ma ko waxee rek sonn nañu torop. kon Suzanne Diatta di présidente ñi ñu duppee les pupilles de la nation njiitu réew mi nag mu ngi wéy di joxe ay tegtal ak it ay digle ngir rek ñu jàll di faj jafe-jafe yu ñi nga xamante ni ñoo di njabootu ñi loru ci suuxub bateau le Joola loolu di kàddu Sidiki Kaba ministre des forces armées ni ki tey jii ca suba la leen yëkkati fële ci cérémonie officielle ga doon am foofu la ca Ziguinchor ngir rek màggal fukk ak juróom-ñaareelu anniversaire suuxub bateau le Joola moom Sidiki Kaba daal dina ci
profité wu nag fàttali ne fàttali yenn réalisation yi nga xamante ne gouvernement bi def na ko mu jëm ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo loru ci bateau boobule. Président de la République ci kaddu yi ministre des forces armées nee na dina wéyal ay initiative am su ko defee mu gën a suqali Casamance moo xam ci wàllu koom ak it yeneen Sidiki Kaba ci micro Lamine Ba. événement bi nga xam ne la dañuy fàttaliku le 17 septembre 2002 événement bi nga xam ne dafa provoqué woon un séisme émotionnel looloo tax bi ñu ñëwee rek dañu dem directement ci cimetière foofu def nañ fa ñaan te ñaan dafa am solo gannaaw loolu dem au niveau du port de Ziguinchor et fii lañ mujjee ci gouvernance am nañu fi waxtaan bu am solo waxtaan bi mooy situation orphelin yi mooy le fonds d'indemnisation waxtaan bi tamit li nga xam ne moo gën a am solo mooy la construction du mémorial te loolu incha allah dinañ ko def ndax ministre Abdoulaye Diop moom ci boppam jaaroon na fii la semaine dernière wax na ko et on sait actuellement que assiette bi difficulté ay tolof yi ñi nga xam ne amoon loolu yëpp dañ na donc defe naa ne mémorial bi dinañ ko construire le plus rapidement. kon Sidiki Kaba ministre des forces armées fii ci Dakar nag ca armélia yi ñu jagle naufragé yi fële ca Mbaaw njabootu ñi ci loru ba ci sax rescapé yi ñoom ñëpp fa newoon ngir rek dafay ñaan foofu la ci armélia ñoom ñëpp niki les pupilles de la nation ñu ngi sàkku yoon def liggéeyam ci mbir mi ba noppi it bateau bi ñu daal di ko génnee ci ndox mi Idrissa Diallo mi njiital collectif bi dajale njabootu ñi ci loru nee na nag danañu boole seen bopp seen doole plutôt ak njabootu ñi nga xamante ni ñoo ci loru fekk féete fële ca tugal su ko defee ñu saisir justice européenne mu def ci liggéeyam Idrissa Diallo ay kàddoom ci ndongo ci micro ndongo ka lii yëpp am na pourquoi duñ ko génnee xanaa dafa am lu ñu nëbb li nga xam ne kiiwul donc moo tax naxar bi nekk fii mënul bouger chaque année c'est la même chose ñi ngi toog ak suñu dignité nag mais ay nit ñoo ñu ko teg ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo ñoom tous les jours ñu ñuy xool ñu leen xool ñu jege seen njaboot lool seen njaboot li li kii rek ñu bëgg a rey nit ñi ndax ñoom mais ñun suñu njaboot yi waruñu am benn droit di wax si ñoom pour ñoom xam nga torture bi moo gën a metti torture nga jël nit tëj ko di koy tëjee daggat bi mu dee nga ñàkk sa papa wala say yaay wala say doom wala sa xarit ñu ne la fee la nekk foofu la nekk nit duñ ko génnee du neex kenn du ko nangu donc loolu la ñu nguuru Sénégal dañuy teg 2000 personnes yu dee taxi sax su reyee nit si ñoom dañuy xam kan la dañuy arrêté nit personne n'a été arrêté pour ça soo yilifee ay nit da nga war a doxal yoon seen diggante su dara amee nga taxaw souffrance bi lan la génne leen bateau nga teg parce que 2000 personnes fu ñu jógee ay milliers ay 10 000 personnes ñooy souffrir tous les jours Abdoulaye Wade di ñuy seetaan Macky Sall seetaan mi pourquoi mais la vraie question man la depuis 2012 c'est justice bi la génne bateau mais ñun mënuñu fa yóbbu suñu bopp parce que ñu ay européens parce que yeneen famille de victimes yi ñu nekk ay européens ñoom dañ ko fugg yóbbu te suñ koy yóbbu rek ñun dañ si gis suñu bopp ñu bokk dossier donc loolu la ñuy xaar ñu day noon fii dañuy dem si au niveau sous-régional bon ni suñu état yi doxee noonu la suñu institution sous-régionale communautaire yooyu di dox. mu nekkoon Idrissa Diallo suuxu bateau le Joola nag tax ñetti question sampu ci jamono ji ndax bateau le Joola ak la ca tukkee tax na ba nit ñi jël ci conscience wala boog sax fan la dossier pupille de la nation yi toll ak it kañ la ñuy teg xeer wu njëkku musée mémorial bateau le Joola loolu yëpp di ay laajte yoo xamante ni tax na ba kii di ay laajte yoo xamante ni Mamadou Amar Ndione moo ci liggéey. ay yuuxuy jaaxle ci waaxi Gambie yi 26 septembre atum 2002 ci la accident bi gën a rëy ci àdduna bi xewee ci géej gi fii ci Sénégal junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti nit ñàkk ci seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci bilan officiel bi waaye bu weesoo jëye joojule ñuy laajte ndax sénégalais yi am nañ ci jàngat ci li xewoon surcharge bi ci oto yi ba léegi mu ngi fii accident circulation yi wulee ñaay ay nit ñu bari di ci faatu ci mbirum dossier le Joola bi pupille de la maanaam ñi seen waajur loru ci accident boobu la ñu nekkoon ay xale liñ leen di taxawoo Mamadou Saliou Diallo directeur office national bi yore pupille de la nation di ci andi ay leeral. pupille de la nation yi moom li ci état bi waxoon yëpp respecté na ko problème bi ñu am ñoom mooy le problème des orphelins mooy ñi nga xam ni amuñu décret bu leen di conférer statut pupille de la nation parce que loi bi bañ koy voté en 2006 la premier décret yi ñu ngi commencé tombé en 2010. te loi ci duma spécialiste ci droit mais ci li ma yaakaar mooy loi amul rétroactivité loolu moo tax peut-être ñoom mënuñu bénéficier parce que am nañ âge boo xam ni permettre wul ñu dellu ci ginnaaw mais ñooñu malgré loolu ñun à notre niveau ñu ngi leen di jàppale parce que 2018 bi daaw am nañ 36 bourses yoo xam ni de formation yu ñu joxoon ñoom lañ ko jox ñoom orphelins. ci wetu dossier boobule musée mémorial bateau le Joola nekk na tamit beneen ponk loolu yëpp ngir fàttaliku ñi ñàkk seen bakkan ba léegi xeer wu njëkk wi
kenn tegugu ko ca site ba nekk ca Ziguinchor. Eli Jean Bernard Diatta di secrétaire bi yore mbirum yoon ci directoire national Joola di ko ñaawlu. particularité mooy thème bi orphelin ñoo ko tànn. donc orphelin yi dañu tànn 18 ans de souffrance. donc boo nee 18 ans de souffrance ça fait allusion au naufrage depuis 2002 ba tey. donc 2002 ba tey ça fait 18 ans. bi mooy 18e commémoration. donc ba léegi amul ay avancées de taille par rapport aux grosses revendications mooy maanaam suñu xoolee affaire vérité sur le Joola ba léegi déggaguñ ko affaire justice déggaguñ ko affaire renflouement déggaguñ ko prise en charge psychosociale déggaguñ ko par contre am na aussi des avancées. même bu dee barewul mais c'est bon ñu souligner ko su ñuy wax affaire mbirum avancé ñu ngi tudd affaire mémorial musée bateau le Joola nga xam ne lancé nañu appel à candidature yooyu yëpp def nañ ko ba pare donc plan bi génn na architecte bi choisir nañ ko Eiffage moo gagné marché bi tabax bi rek a des j'espère que anniversaire bi dinañu poser première pierre bi je l'espère bien. et que juste après anniversaire bi ñu mën ko tabax parce que mémorial bi lu am solo la pour ñun mu nekk avancé bu am solo aussi si kii nu mu tudd si ñun famille de victimes parce que bokk na si suñuy revendication mais dafa laaj aussi si dossier bi mu am benn lu ñuy woowe benn politique plus affirmée bu nguur gi parce que président bi mu ñëwee fii à Ziguinchor daf ñu promettre ni moom dina jëlaat dossier Joola bi yëpp mu tegaat ko ci table bi comme ça ñu mun a lijjanti mbir mi. fukki at ak juróom-ñaar ci xol bu tooy métti du jéggi dayoo fukki at ak juróom-ñaar ci ñàkk jàng ci li xewoon ci bateau le Joola fukki at ak juróom-ñaar ay xale ñàkk seeni waajur di ko jooy ba léegi fukki at ak juróom-ñaar kenn tegagul xeer bu njëkk ci musée mémorial bateau le Joola. Mamadou Amar Ndione fukki at ak juróom-ñaar gannaaw suuxu bateau le Joola Chamsidine Aïdara ne dafa mel ni mbir mi démb la ci moom mi nga xamante ni ñàkk na ci ay ñoñam ñeent lañu ba tey da doon yaakaar ne dina leen gisaat Chamsidine Aïdara moom nag si waroon na sax bokk si voyage bi waaye ca mujjantal ga la mujj wëññeeku Nafissatou Sylla la ñu ci àndal. maa ngi ne sam pap ne ñoom Pape ak Aliou dem nañ jouer ji Nintendo ñi ngi fenn toog di foo suñu ñëwee mën naa leen dóor parce que dañ dem foo ñu bàyyi ma yóbbuwuñu ma. fukki at ak juróom-ñaar Chamsidine Aïdara doo ko xam ni Pape ak Aliou ñaar ci ay magam dootuñu dellu si ba mukk ñu doon ñeent ci ñu mu bokkal ñu des ci naufrage yu bateau le Joola Chamsidine tolloon ci juróom-ñaari at. ñu demoon vacances ma nekkoon ak samay frères et sœurs ak sama yaay sama tante sama maam que ñun ñëpp a naroon ànd jël bateau bi sama maam ne famille lëm mënuñu ànd jël bateau man ak sama ñoom yaay ak ñeneen ni ñu ñëwee par la route. veille bi maa ngi toogoon di jooy ndax dama ne man ak samay mag laay àndal. tuuti rek moo desoon Chamsidine bokk ci njombe boobee ci ëllëg sa nag Sénégal gi yépp xam li xew waaye moom donte waxuñu ko dara sax amoon na lu mu yëg. mu amoon atmosphère boo xam ne dafa diis mag yi daal ñoom ñëpp nekkuñu woon ci seen état normal. bu loolu xewee ma génn ma dem côté port toog naa fa presque journée bi yépp daanaka waxuñu ma dara wante mi ngi mel ni dafa amoon lu ma yëg sama yaram xamoon naa lu xew mais ba tey maa ngi amoon yaakaar parce que jàppoon naa ne samay mag dañuy dellu si. Chamsidine tey jile mu toll ci ñaar fukki at ak juróom benn doon yaakaar gisaat ay magama waaye temps bi di dem yaakaar di ruus. après nga delloo sa xel si yàlla nga comprendre ne lii doon na loo xam ne jàll na mënatuñu dellu si ñàkk nga leen. su ko leeree ni ay magam dootuñu dellu si ba faw mu denc ci xolam ni bis bu ñu génnee bato bi ci géej gi xolam dina giif mu ñaanal leen ñaan yu mujj. Nafissatou Sylla Chamsidine Aïdara nag ñu fàttali leen ko moom moo nekkoon gan ak RFM matin ni ki tey jii ñu tàbbi nag ci reportage bi nga xamante ni defal nañ leen ko ci chaloupe bu Gorée bi nga xam ne suuxub bateau le Joola taxul habitude ya changé ba tey nag am na ñoo xamante ni dañuy jël chaloupe Gorée bi bañ a sol ay gilet de sauvetage Koumba Sandiane Faye. embarquement bi door beer jóge Dakar wutali Gorée doon benn ci ñetti chaloupe yi daw diggante googee
ci commande bato ba. Mohamed Sakhir Dieng, capitaine à bord de la chaloupe, qualification de capitaine côtier. lu ëpp fukki dem ak dikk dinañ ko def bés bu ne capitaine côtier ba koy dawal ak ñi mu àndal dinañ def ñaar fukki simili ci géej gi laata ñuy costé ca île bu Gorée. léeg-léeg bu géej gi mbaa asamaan si neexut ñuy xaw a tiit. géej gi yëngoo am vent yooyu mooy gën a metti la. ba ñuy dem ak dikk yëpp mu war a doy lu tollook 300 ak ñeent fukk passager wante seen ñu ab gilet de sauvetage fenn. gënoon moom mooy ñu boo yéeg ci embarcation bi boobu mën nañ la jox sa gilet loolu moom mooy li gën ci voyage maritime surtout. moo ne dëkk jiite bato ba nee na xabaar ga joxe woon nañu ko seen gilet de sauvetage mu nga ca bato ba te lim bi it doy na. wax leen fi gilet yi nekk. yëg nañ ko. ñoom ñëpp dañ leen koy wax dañ leen koy expliquer wax leen fi gilet yi nekk donc ñoom ñëpp ku ci nekk fi nga toog di nga xam ne gilet mu ngi fa. loolee passager yi weddi ko. proposé wu ñëw. Personne nous a proposé le gilet. Mais est-ce qu'ils ont réellement des gilets? Moi, on m'a rien dit. mu bokk ci ñooñee di dem Gorée yeneen nationalité kii ab doomu réewum France la. Effectivement. gilet yi xanaa bu jee amoon lañ koy gis waaye damaa jàpp ne dañ ko waroon yëgal nit ñi. Effectivement. wóor na leen ne loolee wóorut ñuy xamle sax ne lu ñu mënoon a moytu la ba fa suuxu bateau la Joola awee lu yàggut dara suuxu bateau ca île de la Madeleine. mais tout le temps tu vois ça tout le temps c'est médecin après la mort. Au niveau de l'île de la Madeleine par exemple. Il y a bateau la Joola. fukki at ak juróom-ñaar gannaaw suuxub bateau la Joola nguurub Abdoulaye Wade xamle woon nañ ne dañ dogu ngir Sénégal yi coppi seeni doxalin loolee meloon ni lu yem ci wax rek ngir dalal xel yi ci kàddu yooyu lépp passager yi xam ne fi ak ay daan amut ci ñàkk sàllook li transport gi laaj yooyee fi jotoon a xew dañu koy dundaat rek. Koumba Sandiane Faye ba léegi ñu des ci biirum bateau le Joola nga xamante ni daal ba léegi mu ngi des ci xel yi waaye nag mbirum Joola taxul autorité yi mel ni dañoo mel ni boog ñu soppi doxali nag ba ci sax askan bi mu dip commentaire bu Abdoulaye Cissé. ñaar fukki fan ak juróom-benn weeru sattumbar atum 2002 président Macky Sall bu tey bi jamono jooju ci goney Ablaye Wade yi la bokkoon mën nañoo wax ni sax jamono ji bato bi suux Macky Sall moo nekkoon ministre de l'énergie bu Ablaye Wade nommé ci weeru mai 2001 mu remplacé woon professeur Abdoulaye Bathily bu LD nga xam ne kàngaam la woon ci ñi fexe ba alternance am président Wade wuutu Abdou Diouf. suuxu bateau la Joola nag yëngaloon na gouvernement bi ndax ku ci taqeewul woon bëggatoo woon a jàppale ñaar ñii nga xamante ni ñoo nekkoon Youssouf Sakho nga nekk xam ni moo nekkoon ministre des transports ak infrastructure te yoroon wàllu dem beeg dikk bi ak Yuba Sambu bi nekkoon kilifay armée bi nga xam ne ci seen kilifteef lañ tegoon bateau bi ayub bateau la Joola nag taxul président Wade wàccee leen ndax bàyyi na ba yëf yi sedd waaye li wér te wóor mooy ku mel ni ki Mame Madior Boye nga xam ne moo nekkoon premier ministre donte tey mi ngi retraite xëy na xel mi ak xalaat yi yëpp ci ayub bateau la Joola du ko mun a fàtte fukki at yi nga xam ne nag wóor nañu ko tribunal ñu taxaw fe ne dañuy àtte mbir mi te mujj jàpp ne amul kenn ku responsable du defal xolu njabooti ñi nga xam ne ñoo loru ci mbiri bateau la Joola te ni gouvernement wu tey bi di taxawoo fàttalikub ayub bateau la Joola di ko gën di sofantal at bu jot di cib wone ab ñàkk taxawu du tax ñu fàtte ayub bateau la Joola li war kay mooy génnee woon bateau bi ñi nga xam ne ñoo ci lorule sax mën a tiim xam fi seen mbokk des ndax loolu yëpp bokk na ci lu mën a dëfal nit waaye ay la yéwén ne danañu mës a dem ba fàtte ayu bateau la Joola mënu la ne. mënu la nekk mu di commentaire u Abdoulaye Cissé wax ci leneen mu di accident bi nga xamante ni accident de la circulation bi amee fële ca Touba ci wetu gare routière bu bees ba benn bus moo fa mbëkk benn dawalkatu moto Jakarta bu ñàkk bakkanam ca saasa yóbbu nañ ko ca morgue hôpital Matlaboul Fawzeyni am na ab enquête bu ñu ci ubbi ñaar fukki simili moo bootu ci benn waxtu ñees tuut ñu wéy ci xibaar yi. ak RFM kumpa jeex na. dalloo gi ñu war a dalloo jumaaw Masalikul Jinaan daanaka ëllëg lay doon ci àjjuma ji. fi mu ne nii nag fi nga xamante ni moo di ca kër Serigne Touba ga ca Colobane résidence Khadimou Rassoul ba léegi nit ñaa nga fay défilé moo xam taalibe yi la wala bokk ay kilifa ñëpp bëgg a dajeek xalif bi gis ko te ziyaar ko sàkku ci moom ñaan ñu jàpp ne nag foofu ay xasaayid yaak yeneen yëpp la ñuy dégg ci jamono ji
mu di occasion boo xamante ni am na ci ab comité boo xamante ni taxawal nañ ko moom moo yore lépp lu ñeel organisation bi ñu ànd ceeg Amadou Sabar Ba. ci buntu kër gi ñaari rang góor ñi ak jigéen ñi waaye loolee yëpp ci kanamu ñi nga xam ne ñooy takku der yi ci biir kër gi ay daayira toog di xaar xalif bi recevoir leen ngir organisation bu baax benn comité moom moo yor mbir mi Lamp Fall mooy président bi le comité. sëriñ bi moo ñu joxoon ndigal ñu nosoon ko ay weer ci ginnaaw di wax ne bépp daayira buy jóg di ñëw bala moo yegg si na woote bañ enregistré ko identifié ko fu mu jógee ak lu mu indi bu accès du am benn jafe-jafe kon nos bi du Ndakaaru rek lañ ko nose dañ ko nosoon ñaari weer wala ñetti weer ci ginnaaw. ci saal bi nga xam ne foofu lañ toog di xaar sëriñ bi ñi ngi fay jàng ay xasaayit yoo xam ne sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moo ko bind jëmale ko ci nga xam ne mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monsieur Ndiaye moom ànd naag famille moom ngir gis xalif général bi mu jàpp ne sëñ bi jar na lu ëpp sax benn bés boo xam ne xëyoo liggéey. xanaa mbégte rek mbégte goo xam ne amul fuñ ko amul nattuwaay daal amul ab waaw mbégte gu rëy rëy gu yaatoo yaatu rek rawatina nag bu ñu xamee ni xalif bi mi ngi fii sorewul waaw. lu tax nga taamu tamit indi xale yi. xanaa rek ngir ñaax leen ci li nga xam ne moom laa gëm ci li nga xam ne moom laa nekk dès le bas âge ñu nekk ndaw comme ça ñu màggaale ak moom. fi mu ne nii nag autorité yi ña ngay wëy di seeti ki nga xam ne mooy xalif général des Mourides gannaaw ba mu ñëwee ci Ndakaaru ci dimanche yi ñu génn ci ngoon gi sax ay autorité politique ak coutumière ñu ngi leen fay xaarandi. Amadou Sabar Ba beneen ab reportage nag boo xamante ni def nañu ko ci plan de circulation bi police taxawal ñeel daloo gi ñu war a daloo jumaayu Masalikul Jinaan ñi nga tax na nag ba ñi nga xamante ni ñoo di borom woto yi daanaka coono gu nekk la ñuy dund foofu le ndaxte yoon ya foofu daanaka ale yëpp a xat ci jamono ji ku ci nekk yaa ngi wut yoon woo jaar waaye nag ñoom nee nañu lu xel mën a nangu la ndegam bés bi moo toll noonu le ñu ànd ceeg reportage yu Salimata Aw. jël taxi sax ngir mu yóbbu la Colobane nekk jafe-jafe dawalkat yi dañuy moytandiku fa jëm Colobane ak li ko wër ndax circulation bu metti xale bu góor bi waroon na dem liggéeyi mu ni tardé na naam wante comprendre na ni xew-xew mi moo ko waral. si effectivement booy dem di nga xaw a sonn tuuti mais bon comme inauguration bi la quelques jours la garaawul mun nañ pardonner loolu. bon di nga xaw a tardé tuuti mais comme Sénégal lañ nekk te Sénégal nii lay doxee il faut accepter ça aussi. amul problème. taximan bi ni bésub ndam la danoo sax waroon a xëy gaare oto yi kenn du dem. instant bi quoi Sëñ Fallou bés bi moo ko laaj quoi. garaawul Serigne Touba moom bu soxlaa mi ñëpp dañoo war a gaare. lu ni mel la dawalkat bi xamle mu ni Serigne Touba jar na lu ko raw. moom macha allah moom xam nga rek metti na moom mais Sëñ Touba moom jar na lépp. ay embouteillage yu bëri ngir jëm Masalikul Jinaan wala sa wet ga ñenn ñi duggoon ci oto ya sax dañoo wàcc di dox ngir mën a dem ca biir wiil doxi seeni soxla waaj yi moom mayul sax ñu eggale suñu laaj mu ni. kii bi moo xam dañ la doon circulation Bamba. RFM bitim réew. waaw mu ngoog Bamba Georges mu sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy xam naa suba yaa ngi waajal bés bi. tey. tey ngay tàmbali. waaw mooy pare fii daal. waaw kon baax na. ñun ñëpp dem ca bërëb ba. waaw bu ñu demee ñu xooli xalif bi nuyu ko tamit ziyaar ko. incha allah rabbi. Jacques Chirac njiitu réew mu France ma woon ñàkk na bakkanam. ñaar fukkeelu président république française ak ñaar moo génn àdduna tey ci suba tey nag bi mu génnee àdduna muy doon am juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñeent Jacques Chirac yàgg na nag gisatuñ ko woon ndax yaramam dafa sutante woon Kumba Sandiane Faye. président Jacques Chirac génn àddina tey ci suba ki joxe boobu lépp xibaar di Salat Barou doon borom kërub Claude Chirac moom le ñu daal di ko woon hospitalisé ca hôpital Pitié-Salpêtrière bu Paris gannaaw ab infection pulmonaire bu mu amoon ci atum 2010 décembre 2015 ak septembre 2016 mu nekkoon ku ràññeeku ci seen politique bi foofee ci réewum France ab carrière politique am mu door ko ca Corrèze mu nekkoon fa conseiller maire municipal ca Sainte-Féréole ca 1965 laata ñu koy xam ci lu gaaw mu nekkoon it député bu 3e circonscription ba foofee ca Corrèze ca 1967 laata muy tàmbale doon ministre ca 1971 yoroon na fi relation avec le parlement yoroon fi agriculture yoroon fi intérieur laata muy doon premier ministre ci 1974 ba
Valéry Giscard yore nguur ga Jacques Chirac noonu mu jóge ci nguur ga dem dooni maire bu Paris ca 1977 laata muy doonaat njiitub jëwriñ ca première cohabitation bi amoon ca 5e république bu François Mitterrand ca 1986 laata it muy doon njiitub réew ma ca atum 1995. Jacques Chirac def na fukki at ak ñaar ca bopp ba France période boobee nag liñ ci gën a nemeeku te ñëpp di ko fàttaliku ba jamono ji moo di ni mu nangul woon waa Amérique dem ca Irak ca tuba 2003 ca ONU xamle woon nañ ko sax ca ONU jamono jooju nag Jacques Chirac dafa wonoon administration bu George Bush ni dogal gi nga xamante ne jël nañ ko bëgg faa jëlee Saddam Hussein moom nangu ko tey nangu ko ëllëg. ñu dem ca Mauritanie Georges ak Mohamed Ould Mouloud mu bokk na ci ñi gën a fës ci kujje politique ba moom jamono ji daal am na ay kàddu yu mu yëkkati gannaaw ba mu dajeek président Ould Ghazouani. moom dafa jàpp ne kujje gi bu ñu yeboo daal ñu xam ne wala ñu jàpp ko ni moom Ghazouani mooy njiitu réew foofu ca Mauritanie mu yokk ci ne kujje gi li ko war a gën yitteel jamono ji moo di def lépp ba élection yi ñu dëgmal leer nañ ni mi di Mohamed Ould Mouloud ak sunuy naataangoo yu alakbar. Donc il y a un problème politique, il y a une crise de confiance politique. daa am ay jafe-jafe politique kenn amatut ci moromam confiance. Les discussions sont avancées lorsque le dialogue est engagé. teewut ñu mën ko jéggi bu ñu jokkoo seq ay waxtaan jéem a ut saafara. Il ne s'agit plus de revenir en arrière. ñu weesu ñàkk volonté gi soxla wut ñu dellu ci ginnaaw di contester ay élection moo xam résultat yi la wala laaj ñu defaat ko. Dans les rétroviseurs. loolu dellu ginnaaw la. On peut aussi, et c'est notre choix. man nañ te mooy li ñu bëgg fexe jëm kanam. En cherchant la solution de l'avant, c'est-à-dire à travers. seq waxtaan yu am solo ngir élection yi ñëwati di leer jaar ci yoon ñëpp dëppoo ci. des bases désormais justes, transparentes et consensuelles. Georges Déthié Diop ñu dem ca Côte d'Ivoire nga xamante ni commission électorale ba maanaam ña ca nekk. seen tur xam nañ ko. xam nañ leen démb lañ leen tab ñoom ñi bokk ca commission électorale indépendante foofu ca Côte d'Ivoire ñu leen tabee ca conseil des ministres fukki kilifa ak juróom lañ ca tab bu njëkk ba nag bi muy wuutu ni fukk ak juróom-ñaar ñoo ca nekkoon ngir waajal li nga xamante ne moo di élection yu 2020 bokk na ci ñoom ñett ñi nga xamante ne bokkoon nañ sax ci commission bi organisé woon wala bon doon saytu élection yu 2010 ak 2015 li ñu gën a bàyyi xel nag gën kaa ràññee ci mbir moome moo di Youssouf Bakayoko mi nekkoon njiital commission ba atu ba 2010 ba léegi moom bokkul ci ñi ñu tab démb. jaajëf Georges Déthié Diop. Malal. Barthélémy. Diagne noo def. sant bu baax. acca ñu tàmbale kook Ligue des champions africaine. ak match retour bi nar a dox diggante Zamalek bu Égypte ak Génération Foot fi ñu koy footballé nag daa mel ni leeragul. fa nu koy footballé ñii di waa Zamalek ñoo ca bëgg indi ay xeeti jalgati ndax dana ko bindoon waa CAF ni aser ji lay doon yem ak ñaar fukk fan ak juróom-ñett ca Caire lañ ko waroon a defee ñu dem ba démb ci guddi ñu bind bataaxal waa Génération Foot ni daal dañoo am yéene toxal jongante ba yóbbu ko ca geneen dëkk ca googee réew di Égypte muy Alexandrie ba noppi changé waxtu jongante ba loolee waa Génération Foot dañoo lankandaare ñu du ci daal Talla Fall mi ñu dénk seen jokkoo ñoom waa Génération Foot nee na lii moo tax nu lankal leen seen bëgg-bëgg boobu. xëccoo amu ci ñoom ils nous ont écrit bind nañu bind bu leer pour demander ñu laaj ñu ndax mën nañu accepter loolu ñu demandé mooy jouer dimanche ci heure bi ñu ko bëgg mais à Alexandrie mais ñun d'accord ñu ci loolu li ñu war a def ñu ngi koy def ñu ngi entraîner pour xamal leen ne loolu ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg donc match bi le samedi lañ ko programmé 28 donc samedi 28 bu neexee yàlla dinañu jouer donc loolu mooy li ci am ñoom ñoo bëgg a changer mais amul leneen loo xam ne ñun war nañ ñu ko imposer donc loolu ci texte CAF bi la jot bokk joxe woon nañu date bi ñoom ñoo joxe date joxe heure amoon nañu plusieurs possibilités 27 28 29 yooyu la ñu choisiroon ne yooyu ñetti date yi ñoom ñu choisiroon bu njëkk bi le 29 dem ba ci digg bi choisir le 28 donc loolu yëpp nag ñun duñ ci dugg joxe nañu date bi nga xam ne ñoom war nañ ko joxe CAF ñun tamit dinañu respecté wu loolu léegi xam nga ñoom seen ay support ci boor boobu la ëpp et puis en même temps ils veulent avoir un temps de récupération beaucoup plus large parce que joué nañu récemment yàggul lundi donc xam naa ne bu ñu nee dañuy joué waat samedi
xëy na dañ naan mën nañ ko poussaat dimanche am 24 heures de plus parce que ñi ñu doon xeebee ñi ñu doon joué tey bi ñu joué ñoom gis nañ ne kat ñi bu yeboo ñu jël suñu ay matukaay. ku ci nekk daal daa am looñu cay séntu. waaw da nga am na yow ay calcul la da ngaa wàññi waaw. nañu waxtaan te déggoo rek. acca ñu wax ci wàllum handball tey jii ci ngoon la ñuy door tournoi bu Dakar. waaw ndax dana ko jàppoon ni sax nag waa Dakar Sénégal yi dinañu gis joué jigéen yi waa Cameroun waaye Camerounais yooya mujjunoo teew ci gii jongante kon Sénégal da ci daal di am ndam te du joué waaye xale yi dinañu tàggatu foofu ci Dakar Arena ñetti waxtu bu jotee ku mu neex nga dugg ci woto yi ñu teg ci bërëb yi nga dem dugg doo fay dem foofu seetaan bu ñu noppee nag dañ def cérémonie d'ouverture bu ñu paree nag Angola war ca laale ak équipe bu RD Congo Sénégal kam moo leen di entraîner Frédéric Boujan lay wuyoo doomu tubaab la fan la jaar fu mu toj lan lañ mën a jàpp ci moom ngi gën a xamante ak moom Abdourahmane Diallo lañ ciy àndal. Fred Boujan bientôt 45 ans. moom mooy tàggat équipe nationale jigéen yu yëngu ci wàllum handball. on a positionné le pays. fexe nañu ba Sénégal am taxawaay bu baax ci Afrique ci lu jëm ci wàllum handball du yàgg dara dinañ dem ci championnat du monde yi fële ci Japon bu ñu bëggee handball local bi am taxawaay bu gën faaw nit ñi xam ñu. ce coup de projecteur. Fred Boujan jaar na ci réew yu bëri laata muy ñëw ci Sénégal ci atum 2015. c'est un métier qui est tellement difficile s'il y a pas la passion voilà. métier bu metti la mbëggee rek moo la ci bàyyi def naa France def naa Russie tey maa ngi Sénégal te leer na ma ni mbir yi jeexagul dinaa demaat feneen. continuer à voyager. entraîneur tubaab bi tamit am na lu ko booleeg Mali. ma maman était. sama yaay espagnol la sama papa français sama soxna si moom malienne la dëgg la liggéey bi dafa metti lool yenn saay doo am sa jotu bopp waaye du tee yenn saay nga fàttaliku sa njaboot li ni mel a tax saa su ne bu may dem mag sama jabar ak sama doom bu am ñetti at ñooy nekk. j'ai la chance qu'ils me suivent partout. Fred comme ni ko ay ñooñum di wooyee bëgg na place sénégalais yi donte sax mënu koo togg. c'est un pays accueillant voilà moi je me sens bien. Sénégal réew teranga la nit ñi baax nañu donte sax tubaab la mais dama jaxasoo ak ñëpp ceeb nag bëgg naa ko bu baax waaw ceeb dama ko bëgg duma lekk yàpp te tamit ceeb bu ma gënal mooy bi amul jën bi nga xam ne ay chou ak carotte ni ñu koy defee sax dafa neex. les légumes sont cuisinés. objectifu Frédéric Boujan ci tournoi bi mooy fexe ba gagné match yi yëpp loolu rek ngir équipe nationale jigéen yi nga xam ne dañu yëngu ci wàllum handball mën a qualifié wu ci Jeux olympiques yu 2020 RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ceeb bu amul jën de nekkul ceebu jën. ah ceebu légume. ceebu tubaab la ceebu légume. ceebu Boujan la boobu. acca ñu wax ci wàllub basketball Malal Junior Diagne. demi-finale yi moom demi-finale ban compétition la tey ci ngoon lay tey ca Marius Ndiaye lay amee. Coupe du Sénégal la. jongante yooya sax si jigéen ñi lay nekk nag. Duc moom mi dooroon waa Saint-Louis basket club ci Ndar moo leen ci dalal fii ci Ndakaaru Asfo dafa ñàkkoon dénd waa ville de Dakar war a dabu. naka la ñu mën a jàngatee yooyu jongante tey jii ci ngoon ca Marius Ndiaye Mor Bassine Niang moo ci indi tontu. Asfo ak Ville de Dakar gën a nekk match yu neex soo xoolee Duc dafa demoon Saint-Louis gagné ko 20 points d'écart 63-43 tey mu war a confirmer victoire am boobu mu amoon ca Ndar pour mën a qualifier final Saint-Louis basket moom mooy tenant titre bi donc du nangu ñu éliminer ko déjà ci demi-finale yi Saint-Louis basket nag lañ leen xaw a sonal mooy problème financier parce que su ñu waxee ay 3 mois 4 mois arrière de salaire club bu mel ne Saint-Louis basket boo xamante ni day jouer les premiers rôles depuis pratiquement 10 ans voire plus ci basket féminin bi pour problème la. beneen match bi diggante Asfo ak Ville de Dakar moo gagné woon juróom-ñaari points ci bi match bi njëkk bi 63-56 donc Asfo dafa war a gagné moom tamit pour am bel mais Ville de Dakar boo xoolee saison bi mu def moo nekk largement favori ci rencontre boobu. donc dañuy jéem a ñëw rek ñoom peut-être pour confirmer mais gën a métti vu que Asfo xawoon na résister phase aller bi donc gën a nekk match bu ouvert entre ñaari équipe yi nga xamante ni dañuy jouer basket bu rafet surtout Asfo ay xale lañ mais ay xale yoo xamante ni am nañ basket en plus ay xale yuy jouer sans complexe depuis début saison. kon ma nga noonu jongante yooyu ca Marius Ndiaye lay doon Alaaji Barthélémy Ngom